This man is also the chief patron of Gambian football. He has nurtured and taken youth development as his own business. He has lived by example, and so does a lot of things by example. I need not to mention the name. I know by now everybody knows who we're talking about. The man who befits that description, who is no other than our able president, His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh. The minister, who spent large parts of his speech calling for the opening of a new chapter in Gambian football, also acknowledges government's continuous desire to ensure that Gambians, especially youths, enjoy the benefits of the game. It is now time for the start of real work, a moment for Gambia's sporting fraternity to build a future of our game that has brought so much joy for so many people in the country. For GRT Sport, this is Babukar Senghor. And before we end this edition of the news, a reminder of our headlines. The President, His Excellency, Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Jammeh, today joined hundreds of Muslims at the King Fahd Mosque for congregational prayers, marking the end of the holy month of Ramadan. The Horticultural Technical Services Unit of the FAO and the FAO have been distributing vegetable seeds worth over $3 million plus 18 metric tons of compound fertilizer to farmers in rural Gambia. The Russian government and right groups are clashing over a law perceived to be discriminatory against gays and lesbians. And the authorities in China have nabbed a doctor for allegedly filling her pocket, trading stolen babies to human trafficking networks. That's all in this edition of the news. Thank you very much for your time. Stay tuned and enjoy the courtesy call on the president by members of the Banjul Elders Association. Wow. Nyasi will translate. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Bana. Nyom le safo. Isa safo affaire sano anifa naw. Akabe president konton na aning mol membe siri njang abal mume konton na. Mune mu ngeen nuyu president ak nit ñi fi nekk. Ani ala Isa Ndiaye Sedi tour ñewul ka ko. Ako anim vice president Dr. Adja Aïssatou Ndiaye Sedi. Nuyu na ci suñu yaay itam vice president Dr. Adja Aïssatou Ndiaye Sedi. Di ko ministre ko tour ñom la safi. Aka bal mume konton na. And the ministers ak ministers yëpp mu ngi leen a nuyu. Ñom kasan kentate di ku ndati ku jole ko. Kabri koyna. Kabri mantebe katon. Akabe diam la jolal toyala katon fo koyna. Mu ngi waxee ci turi bokki jolaay ci biir réew mi yëpp. Mu kana ko to ko kontaan affaire ate président bi. Parce que wanda kani me to ko jujuk. Leer wan ko ko duwol. Ako kaduwol jabotala dio fangol emite kan emite eseno fu fangane. Ako mol mume kontanta president la kola abe lord la menta banko kono jang kam molu dema ka banko samba nyato ako abe duala president la family ala dembalu pour la ñaatuta ani ilafta fen na mu ne nit ñi ñëpp kontaan nañ ci taxawaayu président ci réew mi fii ci li moo def ci lu baax ak taraanga ak tabe ak liggéey yi mu fi def yëpp ci kaw loolu nag mu ngi ñaanal président ak njabootam. Mu kana ko ke duwol ñëpp a ngi laa ñaanal. Mu kana ko ke duwol emite kan wano wanda hamie Gambia na bayo. Emitere rambenol tanda hami me broka pati Gambia ring emitere rambenol jak lebirio da ngole na alo ko tamantarin to. Ako mol mu mebe duwa kan mu ne nit ñëpp ñuy ñaan mol mu mebe duwa kan ñëpp a ngi alafta fen na Gambia ko no alafta banko sambala dawoda alama aliya dema pour ase banko samba banko e futaje ñaan yooyu yëpp ñu ngi cee tàllal loxo pour yàlla na yàlla mébétal lépp loo xam ne ni ñu ngi ko ñaan pour réew mi egga fa. Mukana ko kalawol président mbe aduwa mukana ko parce que wanda kamé mukana ko to ko joko
ngona ko kedua parce que ulah ko jata wonoru jata to juk afres nga kayo dunia mante afres nga lola emite e lola afres nga kiria ako mbe duwa kam president wala katu ay lord la menke nga jele mu ne ñu ngi ñaanal président ngir taxawaayam gis nañ ko ok ako abe duwa kam president waye lord la menke banko kan katu a nyongo mansia ay lord la menke ni ajube a nyongo mansia mu ne ñu ngi ñaanal président ngir day liñ seetlu moo di ne façon am day amut wala bariwut ko rek kalaw ni oli ku jola kam medere banjun oli ku jola kam medere babaju committee yololi oli ko rek kalaw affaire sidangam ngo mang e jukol baro la to jukol ako ntol jolal membe banjul jang e nga committee sotole ya rabballah ya amin amin ya rabbi wano wanda mi gambia te kana bajo amin te resultat la tanko ko jafta amin ya rabbi ko jafta te tanko yo amin ya rabbi man sa te barkat muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah góor gi ñaan na pour yàlla aar yàlla may fi jàmm yàlla def fi sutura naam sa excellency president ñi metoko ado qirsenga la choni touré wa kuyini ado qirse basu jawara akwate fango to yala ani na alfa alhaji chondi touré ani alhaji basiru jawara to yala mune mom ci tura mohamed kaba sen kilifa alhaji chondi touré ak alhaji basiru jawara ay choni touré ando girni nan dolli kat alhaji chondi touré wa to qirse ala choni touré kany do girni ndo basu jawara pour li qirsenga ona kunyi sallenga ona duwala ngani ma jamana ki mana khairi sabatin akonna alfa alhaji chondi touré wole ateni alhaji basiru jawara wulindi pour yene konto se duwake mone sen kilifa di alhaji chondi touré moko yo evalsi mu wax ci turam ak touré alhaji basiru jawara ay chondi xawa kunyine kinangili gambe so ngen juna wati kato ma koina atuna kona dangani wan kunyini wadwa dangani wan palle wa dimana matin ako hansay alhaji chondi touré ako be sarahulol be konton nakabo kato fokoyna konton droni hansay abaftandi kaytela abe duwaka hansay mone ci turi alhaji chondi touré bente nena ci turi sarahule ci réew mi yépp gambie yépp ñu ngi la nuyu di leen dokkel o président xore ge lewati onan digamu makiyenga mbogo oranta mpingi nyama digamenga kha ona de honiyata na tindanga ngala kibele bay gambia sunu ko nanga alu gambia remenju kinga wadu na ma ananda aljana taqi akonna president ba ni ko ngadiamu ka abe fo yemenke sediamu ka brin sai fotilo e boy de abanno la yemenke gambia di ngolbe abe o sediale mune suñ buggee wax li nga xam ne ni moom la his excellency def ci réew mi fii yépp dinañ fi yàgga duñ ko mun a jeexal ci li nga xam ne ni def nga ko liggéey nga ko fii tam okse jame anda gambia ko nyimme ngir ni kabonga sella alon ho gambia gasella nga sunya kal dana gambia kinga kemma ho da bari alo bugan sella nga alo ganya ga kamuno ko duna do ko nga mo be nai akoyte alfa ye gambia dingol be kontande le kabo gambia banko kono ja fo gambia bantala yabe kungoli ne le kabe kungolondi mune yo excellency yow day kontaan looga bég looga itam waa réew mi fii ak bitim réew képp koo xam ne nii doomi Gambia ga rek ekkati ga boppam kendi o kunya khali president jameya onan ka wasita ya onan dua ma arna o yigi lekinay ana Gambia no ndema kha ana khairin dalanji Gambia no nga ata kam ako oto kamala itel nyanta kontaan lela ko belale nyanta ka duwa kele ila hammo mementi ka banko ni samba fosi fotano je mu ne kon nag gannaaw kontante boobu leen ñun ñëpp dañ war a bokkoo ñu ñaanal la su ko fee li nga xam ne nii mooy sa ite ak sa mébét yàlla mottali la ko onan ka président me onan duwala ngani marna wi lekinay ala Gambia ko ngaro to ngir ni kamunga ala soyen kinay ala magi muluna ala butte maga sonde menga asusu nyakan tanyame kinya kinke no ma alla ganda ajuka wiyu akoyte president nyanta ka duwa kele ka